بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، ginnaaw bi ñu sant Yàlla julli ci Yonent bi alayhi salaatu wassalaam, ñu ngi woon ba tey ci kitaabu taqsiiri salaat bu al-jaami' as-sahiih amirul mu'miniin abu abdillah muhammad ibnu ismaayil al-Buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari. ci sunu jotaay bi wees gisoon nañ ci hal yu'adhdhinu aw yuqiimu idhaa jama'a bayna al-maghribi wal ishaa. baabun hal yu'adhdhinu aw yuqiimu idhaa jama'a bayna al-maghribi wal ishaa. bunt bi nga xam ne mooy wax ndax aji tukki ji dana nodd wala muy liqaam su fekkente ne dafay boole diggante timis ak gee. gisoon na ni li nga xam ne moom mooy tontu bi mooy ne waaw, waaye day nodd bu ko defee mu daal di julli, maanaam benn julli bu nekk nag mu liqaamal ko nodd gi mu def ko benn yoon, te loolu mooy li jumhur wax rahimahumullah. ñu gisoon ci xadiis sayyidina abdullahi ibnu umar ibnu alxataabi radiallahu taala anhuma bi nga xamante ne mi ngi doon wax naan ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam su daan tukki daf daan boole diggante timis ak géegi, waaye dafa wax ne bu maanaam bu yàkkamtee maanaam day génn daal di boole timis ak gée bi mu ne wa yuqiimul maghriba fa yusalliha thalathan summa yusallimu summa qalla ma yalbas hatta yuqiimal ishaa fa yusalliha rak'atayn. mu ne dafay daal di taxawal maanaam taxawal li nga xam ne moom mooy timis gi daal di koy julli ñett, maanaam moom mooy ñetti rakka, topp mu daal di sol moom mu daal di julli tamit mu daal di lu néew rek la daan sax rek daal di liqaam daal di taxawal gee, maanaam daal di koy julli ñaari rakka maanaam ñu mën cee dégg ne dañ ko doon liqaamal. gisoon nañ tamit xadiis Seydina Anas bi radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne moom dafa wax ne mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yajma'u bayna haatayni salaatayni fi safari yaani al-maghriba wal ishaa. mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daan boole ñaari julli yooyu, maanaam ci bu dee tukki lim ci nam mooy timis ak gee. naka noonu gisoon nañ ci bunt bi nga xam ne mooy baabun yu'axxiru zuhra ila al-asri thumma idha irtahala qabla an tazigha ash-shams. mu ne bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ne aji tukki ji dafay daal di yéexee timis day daal di yéexee tisbaar ba ci tàkkusaan gi su fekkente ne dafa laxas laataa jant bi di jéng. mu wax ne wax jooju am na jël Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma jële na ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di indi tamit xadiis Seydina Anas bi
radiyallahu taala anhu bi nga xam ne daf koy tegtale mu ne kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ida irtaxala qabla an yaziga ash-shams axara az-zuhra ila waqti al-asr thumma yajma'u baynahuma wa ida zaagat salla az-zuhra thumma rakib mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam su daan laxas laataa muy maanaam su daan laxas laataa jant bi di jeng daf daan yéexee tisbaar bi ba ci waxtu tàkkusaan bi waaye su fekkente topp mu daal leen di boole waaye su jant bi jengee rek day daal di julli tisbaar dooga daal di war maanaam dooga daal di dem xadis boobu moom la indiwaat ci li nga xamante ne moom mooy buntu bii nga xamante ne moom mooy bi ci tegu te moom mooy baabun idha irtahala ba'dama zaghati shamsu salla zuhra thumma rakib buntu bi nga xam ne mooy wax ne su fekkente ne maanaam aji tukki ji dafa laxas ginnaaw bi nga xamante ne jant bi jeng na maanaam mooy ba waxtu tisbaar dugg na boobaa day daal di julli tisbaar doog a dem maanaam loolu nag ci buntu ngëneel la dugg waaye duggul ci buntu gu war naka noonu gisoon nañ ci baabu salaatul qaa'id buntu bi nga xam ne moom mooy wax julli nga xam ne moom mooy aji toog ji aji jekki ji te loolu moom mooy ñu indi woon ci teqantal yi am ci diggante ki nga xamante ne dafa feebar wala boog mu am ngànt ak ki nga xamante amul ngànt naka noonu ñu indi woon ci li nga xamante ne moom mooy li aju ci julli farata ak julli naafilu teqantal gi nga xam ne moom moo ci nekk ñu indi woon ci xadiis sayyidat Aïcha bi radiyallahu taala anha bi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam feebare mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi baytihi wa huwa shaakin fa salla jaalisan mu ne yenent bi de sallallahu alayhi wa sallam dafa julli ci biir këram fekk dafa jàmbatoon mooy dafa feebaroon mu daal di julli toog naka noonu indi nañ ci xadiis sayyidina Anas ibn Malik bi radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne tamit noonu moom mooy bi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit feebaram boobu mu daal di mu ne fa xadarati salaat fa salla qaa'idan mu ne julli daal di jot moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di julli toog naka noonu gis nañ xadiis sayyidina Imraan ibn Husayn radiyallahu anhu bi nga xamante ne dafa laaj yenent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mu ame woon baasuur nee na ma laaj yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci nit ki nga xamante ne dafay julli toog mu ne ko maanaam mu daal ni ko in salla qaa'iman fa huwa afdal wa man salla qaa'idan fa lahu nisfu ajril qaa'im wa man salla naa'iman fa lahu nisfu ajril qaa'im maanaam mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa julli toog maanaam te li nga xamante ne bi mu jullee maanaam mu def ko laaj ci ki nga xamante ne dafay julli jekki toog mu ne su fekkente ne dafa julli toog loolu mooy li nga xamante ne bu dafa julli taxaw mooy li gën su jullee toog moom mooy day am yoolu ki nga xam ne mooy genn wàllu ki julli taxaw ki julli tëdd moom dafay am genn wàllu payu ki nga xamante ne dafa julli toog te loolu maanaam mooy su fekkente ne naafila la amma su fekkente ne farata la loolu du ci am ngir ne moom dafa am ngànt kon day am payu ki nga xamante ne dafa julli taxaw mu ne léegi nag ñu war a gis baabu salaati alqaa'idi bil imaa baabu buntu salaati jekki jullik alqaa'idi aji toog ji bil imaa ci di junj maanaam fii tamit ba tey maanaam muy wax ne ki nga xamante ne ndax dafa am beneen masala buy ñëw moom mooy su fekkente ne dangaa julli taxaw loolu xam nañ ni booy rukkoo da ngay daal di jàpp say óom taxaw daam jàpp say óom naka noonu su fekkente ne da ngay sujjóot da ngay daal di teg say yoxo ci suuf si maanaam bu boobaa nga daal di sujjóot comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee woon waaye bu fekkente ne nag léegi ki nga xam ne dafay julli dafa toog di julli moom bu boobaa naka lay mën a rukkooye ak naka lay mën a sujjóote su fekkente ne xattaa rukkoo gi wala sujjóot gi daf cee am ay xeeti jafe-jafe maanaam wala bokk maanaam du jóg taxaw moom di rukkoowaat mbaam ngir ne toog na ba noppi comme ni nga xamante ne noonu lay rukkooye mooy ne il faut que muy junj maanaam junj googu nag ana naka lañ koy defee loolu moom moo tax imam al Buxaari rahimahullahu taala daal di indi li nga xamante ne moom mooy bunt bii maanaam ne kooku dafay daal di junj maanaam day julli di junj waaye nag ana naka lay junje loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim tamit maanaam dañ ko wutal ay teqantal maanaam ki nga xamante ne tey par exemple moom mooy junj ñaari façon junj ñoo am maanaam ki nga xamante ne dafay toog di mën a julli te jamono ji muy toog di julli moom lay junj bu boobaa day junji ak bopp bi
loolu moom mooy li nga xamante ne moom lay def mu des nag ki nga xamante ne moom manul loolu maanaam ndax dafay daal di junj dafay toog dafay tëdd masalan ki nga xamante ne dafa tëdd kooku di junj moom naka lay junjee kooku itam dañ naan ko bopp bi ngay junjee gisoon nañu teqantal nga xamante ne moom moo aju woon ci wàllu googu ci diggante toog bi ak tëdd gi maanaam naka lan moom mooy ordre bi nga xamante ne noonu la gëne gisoon nañ ne daal li nga xam ne moom mooy comme maanaam mooy tëdd ndeyjoor moo gën tëddee càmmoñ naka noonu bu fekkente ne nit ki mënul loolu mu tëdd ak maanaam ci digg ginnaawam wuuteeg Hanafi yi rahmatullah nga xam ne ñoom tëddee digg ginnaaw lañ gënale ci kaw tëdd li nga xamante ne moom mooy ndeyjoor wala càmmoñ maanaam mooy tëddee wet naka noonu tamit ginnaaw loolu bu fekkente ne nit ki mënul loolu mu daal di tëdd dëfeenu waaye bu tëddee dëfeenu maanaam bopp bi bii paa bopp bi mooy féete xibla maanaam buy dëfeenu du dëfeenoo beneen côté bi mais bopp bi lay féetale xibla waaye loolu tamit bu fekkente ne tamit maanaam day junj léegi moom day mën a junjee ak bopp bi loolu moom mooy masalan suy bëgg a rukoo wala muy sujjóot mu junjee ak bopp bi waaye mu des léegi nag bu fekkente ne xattaa mënut loolu nag boroom xam-xam rahmatullah am dañuy dafay junjee ak ay bëtam maanaam bi voilà maanaam ci ay xefi bët yi lay junjee bu fekkente ne mënut loolu tamit mu junjee ci xelam ak ci xolam maanaam yéene ni place bii nii maa ngi ciy rukoo wala place bii nii maa ngi ciy sujjóot maanaam mu yéene koo def ci xolam loolu bu fekkente ne manu ko loolu lay def amaa nag ci niveau boobu mbooloo ci xanafiyee rahmatullah alayhim wuuteeg imam Zufar rahimahullahu taala ci seen biir ñoom dañoo wax ne ni nga xamante ne bu boobaa nan lay def mooy julli gi ci jëmmi boppam da koy daal di wàcc maanaam su demee ba nga xamante ne mënul sax ak xefam yi mënu ko bu boobaa daf koy daal di wàcc waaye loolu wuute nag li nga xam moom la jumhur wax rahmatullah alayhim ci ne julli ala kulli xaalin du la wàcc xattaa boo nekkee ci xaal boobu ci benn xaal kese la lay wàccee mooy su fekkente ne sa xel àndul ak yow maanaam mooy ki nga xamante ne dafa voilà dafa am voilà xelam àndut ak moom gis wuute nañ tamit ak li fuqaha maliki yi di wax rahmatullah alayhim ne ñoom faaqidu tahurayni du julli naka noonu tamit du fay julleem maanaam ki nga xamante ne amul ndox mu jàppoo amul it place bu mu tiimee waaye li nga xamante ne ndax cas de figure yii ñuy wax du cas de figure ku feebar kese la mën a dal maanaam ki nga xamante ne dañ koo yeewu takk ko kooku mën na koo dal ak ñeneen ñoo xamante ne duñ mën a jullee xatta maanaam bopp bi duñ ko mën a jullee ngir niñ leen tekke ak niñ leen yeewe bu boobaa ci seen xef yi dañ koy defe ak yu mel noonu wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana abu ma'mar te moom mooy al imam abdullah ibn amr ibn maysara al basri rahimahullahu taala muy al hafiz al minqari at tamimi di waa basara rahimahullahu taala mu ne qaala haddathana abdul waris te moom mooy ibn Saïd ibn Zakwan at-Tamimi di tamit imaamu woo di Abu Ubayda al-Basri rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Husayn al-Muallim te gisoon nañ ko mooy ibn Zakwan al-Awzi rahimahullahu ta'ala di waa Basra moom itam mu ne an Abdullah ibn Burayda moom mooy Abu Sahl Abdullah ibn Burayda ibn Hasib al-Aslami rahimahullahu taala di doomu Seydina Burayda ibn Hasib radiyallahu taala anhu anna Imran ibn Husayn radiyallahu taala anhu mooy Seydina Abu Najid Imran ibn Husayn al-Khuzai al-Basri tamit di waa Basra radiyallahu taala anhu saxaaba bu mag boobu moom li ko daloon mu ne wa kaanate nekkoon na maanaam dañu gis ne kon xadis bi ñoom ñëpp waa Basra lañ rahmatullahi alayhi radiyallahu anhum mu ne wa kaana nekkoon na rajulan waajoo xam ne mabsuuran dafa amee woon baasuur te moom mooy jàngoroy Kajoor wa qaala mu daal di wax Abu Ma'mar maanaam Abu Ma'mar daal di wax marratan ci benn yoon mu ne an Imraan maanaam kon dafa nettali xadis bi ñaari yoon bu njëkk bi mooy an Abdullah ibn Burayda anna Imraan ibn Husayn radiyallahu anhu am na ci beneen yoon boo xamante ne bi mu nettalee xadis bi mu yegsee ba ci an Abdullah ibn Burayda daf ne an Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala moom nee na sa'altu man maa laaj annabiya damaa laaj annabiya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam an salaati rajuli ci mbirum li nga xam ne moo aju julli waaye wa huwa góor wa huwa fekk moom qaa'imun aji jekki la maanaam nit koo xamante ne dafay julli daal di toog maanaam lan moom mooy attee julleem
fa qaala mu daal di tontu moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man képp koo xamante ne salla dafay julli qaa'iman di aji taxaw fa huwa loolu de afdalu moo gën maanaam loolu bu boobaa dañuy daal di xam ne bu dee gënalante dañ ko fiy tudd ci li mu aju moom mooy julli nga xam ne moom mooy julli naafila te lii li nga xamante ne moom lañ ciy xamee mooy ne Seydina Imraan ibn Husayn radiyallahu taala anhu fii moom mënoon naa julli taxaw maanaam ngir ne su fekkonte ne mënutoon a julli taxaw kon bu boobaa lenn rek moo fi sës moom mooy mu julli toog nag maanaam bu boobaa kon farata yi moom dafay daal di julli taxaw waaye naafila yi moom la ñuy daal di ko wax ne ko boo jullee toog moom mooy li nga xam ne moom moo gën wa man salla képp koo xam ne julli na la qaa'idan di aji jekki falahu ñeel na ko nisfu genn wàllu ajrul qaa'im payu ki nga xamante ne moom mooy aji taxaw ji wa man salla képp koo xam ne julli nga naa'iman di aji tëdd falahu ñeel na ko nisfu maanaam genn wàllu ajrul qaa'id payu ki nga xam ne moom mooy aji jekki ji mun wax ni maanaam kon loolu moom mooy li nga xam ne mooy ordre bi mu amee toog julli taxaw moo gën julli toog boo jullee toog julli tëdd moom mooy li gën teqantal bi nga xamante ne nag moom moo aju ci tëdd gi wax nañ ko léegi waxoon nañ ko itam ci suñu jotaay yi weesu walillahi alhamdu wal minna mu ne qaala abu abdullah te mooy imam al buxaari rahimahullah lii nag ndollent la goo xam ne ci riwaaya karima la am maanaam amul ci yeneen riwaaya yi nga xamante ne ñoom ñooy riwaayaatu saxiixu imam al buxaari yi mu ne naa iman imam al buxaari ne naa iman aji nelaw indi fi man muttajaan mooy aji tëdd haahunaa fii maanaam li muy tekki moom mooy tëdd waaye tegtaluwul nelaw maanaam ngir ne nelaw ki koy def mënta nelaw ba pare di ko di jullee doo en même temps loolu du mën a ne du jàppandi wallahu a'lam mu ne xadis bi de imam Bukhari indi woon na ko xadis numéro 1115 mooy bi ñu weesu te tamit nii nga xam ne noonu la nekkee nii ci riwaaya bii nii ci anam gii ci kàddu yi fii rek la ko indi maanaam fii rek la ko fii la yam dina indiwaat beneen nag bi mu naan ko salli qaa'iman fa in lam tastati' fa qaa'idan fa in lam tastati' fa ala janbin loolu mi ngi amee ci riwaaya boo xamante ne loolu day wane julli gi nga xamante ne moom mooy julli farata te fii julli naafila lay wax maanaam kon ñu gis ne ñaari laaj yi ak ñaari xadis yi du ñu benn loolu moom moo tax fii maanaam xadis bii ñu compté ko fii nii ne maanaam 115 bi ak 116 bii ñu ne fii rek la ko imam al Bukhari indi jeex na moom romb nañ ko dootuñu ko gisati insha allah imam Abu Dawud na ko xadis numéro 951 imam at-Tirmidhi na ko xadis numéro 371 imam an-Nasa'i na ko xadis numéro 1660 imam Ibn Majah na ko xadis numéro 1231 imam Ahmad ibn Hanbal na ko xadis numéro 19887 19899 19974 ak 19983 kon ñu gis ne waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko ba mu des imam Muslim rahimahullahu taala kon mu bokk ci xadis yi nga xam ne imam al-Bukhari daf ko wéetoo wëlif imaamu Muslim comme ni nga xam ne noonu la imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu taala di leeral daa iman suy ñuy jeexal mu ne rahimahullahu jami mu ne bun bunte ngi nii ida bu fekkente ne lam yutiq maanaam ida lam yutiq qa'idan salla ala janbin ida lam yutiq ida bu fekkente ne lam yutiq amul kàttan maanaam amul énergie mooy kàttan goo xam ne dana tax mu mën a julli qa'idan di aji jekki toog ala salla dafay julli ala janbin ci wàll maanaam comme niñ ko gisee ndeyjoor gi maanaam moom moo gën càmmoñ gi loolu mooy waxu fuqaha u maliki yi ak ñi nga xamante ne ñoom ne xanaabila rahmatullah alayhim shafi'i yi daanaka indiwuñ gënalante ci biir waaye li nga xamante ne bu ñu xoolaatee dëgg-dëgg dinañ gis ne ndeyjoor bi moo leen di sax xaw a gënal càmmoñ gi kon bu boobaa dañuy gis wàllu googu waaye nag bu ñi nga xam ne ñoom ne fuqaha wa hanafiyyi comme niñ ko waxee léegi ñoom dañuy gis ne maanaam nit ki tëdd daa di tëddee li nga xam ne moom mooy ndoddli maanaam moom mooy jaaxaan loolu moom moo leen di gënal waaye bu boobaa day yëkkati tànk yi ba noppi daal di yëkkati li nga xamante ne moom mooy daal di jël njegenaay masalan wala lu ko nuru teg ko ci diggante bopp bi ak suuf si bu ko defee xar kanam gi xaw a jublu xibla maanaam bu boobaa loolu moo leen di gënal maanaam tëddee ndeyjoor tëddee wàll maanaam waaye nag bu boobaa suñu noppee ci loolu nag dañuy daal di tëddee wàll waaye bu ñu xoolee xadiis yi li muy gën a tegtale mooy day dëgëral mazhabu jumhurul ulama rahimahumullah ci ne dañuy tëddee li nga xamante ne moom mooy wàll te wàll googu li nga xamante ne moom mooy li gën tamit mooy ndeyjoor comme ni nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañ ko kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu tayammul ba pare ci jeexatal gi mu ne wa fii sha'nihi kulli maanaam ci mbirum yëpp
maanaam ndeyjoor moom mooy li nga xamante ne moom moo ko gënal bu boobaa nit ki day daal di tëddee ndeyjoor boo xamante ne nag léegi yaramam beneen wàllu yaramam gi day daal di jublu xibla wala bu tëddee càmmooñ geneen wàllu yaram gi jublu xibla wala yu mel noonu maanaam naka noonu tamit li nga xamante ne tamit moom moo mat a bàyyi xel rawatina ci fuqaha u maliki rahmatullah alayhim moom mooy nit ki li mu man loolu moom moo gën ci moom maanaam li nga xamante ne noonu la gën a mëne rek noonu la gëne maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne maanaam kon ni mu mëne noonu lay jullee loolu bu boobaa ñenn tamit ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim rawatina fuqaha u shafii rahimahumullah ñoom dañuy daal di rotal li nga xamante ne moom mooy ak dal ci moom maanaam comme li nga xamante ne noonu la tumaanina maanaam nekk ak dal nekkee loo xamante ne luy ràññeeku la ci ku feebar noonu maanaam ci ku feebarul maanaam ci julleem bu boobaa ci ki nga xamante ne day métti ci moom maanaam mu am dal googu noonu maanaam di def saa yu nekkee ci position mu taxaw ci nekk ci nam ca war a nekke maanaam ba dal ca doog a dem ci beneen maanaam loolu ni muy nekkee luy ràññeeku nekk lu feddaliku ci ki nga xamante ne moom mooy kiy julli te wér bu boobaa ci feebar dañ ko koy woyofalal maanaam bu boobaa comme loolu ngir ne objectif bi maanaam ndax tumaanee na nekkul moom ci jëmmi boppam ak objectif maanaam nekkul moom ci jëmmi boppam lu nuy sàkku waaye dafa nekk loo xamante ne ab wasiila la maanaam luy war a mën a tax nit ki mën a teewlu ci julleem gën a mën a maanaam julli gu jaadu maanaam su fekkente ne nag loolu day waral ci nit ki léegi maanaam mu bañ a mën a teewlooti bañ a mën a julleeti ngir ne métit gi ci boppam lay gën a yëg maanaam bu boobaa loolu dañ ko koy daal di wàcceelal dañ koy daal di wàcce dañ ko koy daal di woyofalal loolu mooy waxu lenn ci fuqahaa yi rahmatullah alayhim rawatina fuqahaa shafii rahimahumullahu taala ala kulli xaal liñ ci namm daal mooy ne ku feebar dañu koy gën a woyofalal ay mbiram bokkul ak ki nga xamante ne moom dafa wér te yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne képp koo xamante ne dangaa feebar maanaam wala nga tukki maanaam man saafara aw marida falahu ajru ma kaana yafaluhu wa huwa qaimun wa huwa saxiixum muqiim maanaam ki nga xamante ne dafa feebar wala boog mu tukki kooku day am payu ki nga xamante ne dafa teewoon ba pare dafa tamit wér maanaam dañ koy bindal la mu daan def jamono jooja kon mu nekk ne feebar bi du ko discriminer ci dara mu ne wa qaala Ataa mooy al imam ibnu abi rabah rahimahullah in lam yaqdir su fekkente ne amul kàttan an yataxawwala ci mu wëlbatiku jublu ilal qiblati jëm ca qibla salla day daal di julli xaysu kaana fépp foo xam te ne foofu la nekk rek waj woo xar kanamam maanaam lii day dëgëral li nga xam ne moom lañ doon wax léegi ne dañ ko koy woyofalal comme ni nga xam ne naam ni rek nam ko mane rek loolu day daal di def kon su fekkente ne dafa feebar ba nga xamante ne maanaam mënta jublu maanaam fii nag da ngay gis ne imam bii rahimahullah maa imam al-Bukhari rahimahullah dafa indi waxam ngir wane ne li tax mu def buntu bi moom mooy day wane ne julli nit ki daf koy def ni mu ko mënee rek maanaam su mënul lenn la na maanaam ne julli neneen ni nga xamante ne noonu la mane mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaabi ilayhi haddathana abdaan maanaam waxu Ataa bii nag imam Abdurrazzaq as-San'aani rahimahullah solo na ko mu ne haddathana abdaan te moom mooy Abdullah ibn Usmaan al-Azdi rahimahullahu taala Abdullah ibn Usmaan ibn Jabalat ibn Abi Rawad al-Marwazi al-Azdi al-Marwazi rahimahullahu taala mu ne an Abdullah te moom mooy al imam ibn al-Mubarak al-Marwazi rahimahullahu taala muy Abu Abdurrahman Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu taala mu ne qaal an Ibrahim ibn Tahman te moom mooy Abu Saïd Ibrahim ibn Tahman ibn Shu'bata al-Khurasani moom gis nañ ko ci fan yi gisati ko di maanaam ko waa Makka maanaam rahimahullahu taala waa Naysabur topp mu nekk waa Makka mu ne qaala haddathana al-Husayn al-Muktib te moom mooy al-Muallim bi ñu romboon léegi an ibnu Burayda te moom mooy ki ñu gis léegi moom mooy Abdullah ibnu Burayda ibnu al-Hasib an Imran ibnu Husayn radiyallahu anhu moom bi ñu gis léegi radiyallahu anhu no qaala kaanat nekkoon na bii ñeel ma maam ci man ba waa siiru maanaam ay baasuur maanaam yu ma daloon maanaam mooy jàngoroy Kajoor yoo xamante ne moo ma daloon fasaaltu ma laaj annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam an salaati ci mbirum julli maanaam ma laaj ko kon ana naka laa jullee kon lii dañ ci xamee ne
nit ki nga xamante ne dafa am mbir yu ko gaaral ci ba nga xamante ne dafa war a xam attey diine ci li nga xamante ne moom moo ko gaaral dafa war a def yitte ci laaj ko maanaam te comme ni nga xam ne noonu la ko alquran waxe fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna na ngeen laaj ñi nga xamante ne ñooy ahlu zikri te mooy ñi xam mbir mi su fekkente ne yéen xamoo leen waaye bu fekkente ne mbir mi du ñëw rek nga def li ngay def ba noppi daal di ñëw daal ne waa léegi dafa amoon lu ma la bëggoon a laaj maanaam mooy nangam ak nangam moom lu ci diine wax man de lii laa doon def maanaam loolu mbir mi tamit du demee noonu maanaam laataa ngay def nga war a laaj maanaam doo def ba pare ñëw ne laaj naa léegi nag bëgg naa xam maanaam mbir mi du demee noonu dégg nga maanaam kon lii te kon dañ ko ci xame mu daal di wax ne fa qaala mu daal di wax ne salli na nga julli qaa'iman di aji taxaw fa in lam tastati' fu fekkente ne amuloo kàttan gi fa qaa'idan na nga nekk ku jekki fa in lam tastati' fu fekkente ne amuloo kàttan googu itam fa ala janbin na nga daal di julli ci wàll xadis bi imam al Buxaari maanaam kon fii xadis bi day tegtale ne kon julli yi dafa am ordre maanaam li nga xamante ne moom moo gën moom mooy nga taxaw julli soo mënul taxaw julli nga daal di toog su mënul toog nga daal di jullee ci wàll léegi nag mu daal di des ay maanaam yeneen yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju kon ñu gis ne wàll gi moom moo gën jaaxaan gi te jaaxaan gi tamit moom moo gën defeenu gi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxee léegi walillahi alhamdu wal minna hadis bi imam al Buxaari rahimahullahu taala fii rek la ko indi waatu ko maanaam tey daf ko wéetoo wallif imam Muslim rahimahullahu taala imam Abu Daawuda indi na ko hadis numéro 952 imam at-Tirmidhi indi na ko hadis numéro 371 imam Ibn Maaja indi na ko hadis numéro 1223 imam Ahmad indi na ko hadis numéro 19819 kon dañuy gis ne hadis bi bokk na ci hadis yi nga xam ne tamit imam al Buxaari rahimahullahu taala daf ko wéetoo wallif imam Muslim ñaareel bi moom mooy ne waa asxaabu kutubu sitta ñeent ñoo ko ci indi maanaam muy imam al Buxaari imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ni nga xam ne ki nga xam ne mooy imam Muslim ak imam an-Nasaa'i ñoom indi wuñu ko beneen bi ci des mooy képp ku ko indi ci waa asxaabu kutubu sitta benn yoon dong nga ko indi ci sa téere bi rahimallahu al-jamii' mu ne baabun iza salla qaa'idan thumma sahha mu ne baabun bunte ngi nii iza salla bu fekkente ne nit ki dafa julli qaa'idan di aji toog summa topp nag sahha mu daal di wér maanaam aw wala boog wajada mu daal di daj xiffatan ak woyofal tam mama day matalal maa baqiya li nga xamante ne moom moo ci des maanaam buntu bi imam al Buxaari rahimahullah daf koo indi ngir leeral mbir mu am solo mooy ne julli gi nga xamante ne moom la ki feebar di julli toog kooku daf koy def ngir ne dafa feebar maanaam defu ko maanaam du rek luñ ne ko comme xës nañ la koo may léegi maanaam bu la neexee continuer déedéet maanaam bu jullee tisbaar masalan daal di julli tisbaar tàkkusaan bi mu julli mu yëg ni am na ak tan maanaam bu boobaa tan googu day daal di waral te mu mën a julli taxaw su fekkee loolu nag moom mooy loolu moom leer na maanaam daanaka ñaare nit ñi duñ ci lënt-lënt waaye fi lënt-lënt bi mën a jóge moom mooy man tàmbale naa julli toog ba noppi tisbaar laa nekk di julli naa ñaari rakka wala ñetti rakka waaye nag léegi nag yëg naa ne commencé naa woyof tuuti commencé naa tane tuuti ana naka laay def maanaam ndax damay daal di julli taxaw maanaam ndax damay daal di julli jug taxaw waaw wala déet loolu lay leeral ne kay mbir mi noonu lay demee maanaam ngir ne dañ laa woyofalal mbir mi rek li nga man comme ni nga xam maanaam dañ la kaa woyofalal li taxoon ñu woyofalal la ko su deñee bu boobaa li nga xamante ne moom mooy mbir moomu itam dafay daal di yëkkati ko loolu moom mooy benn ñaareel bi ci des mu am benn masala bu am solo boo xamante ne tamit moom mooy moo ñuy gaaral tamit ci buntu bii moom mooy ne su fekkente ne nit ki dafa am yu mu mën def ko julli maanaam nga xamante ne tey masalan su fekkente ne su jullee ci mbooloo mi maanaam day daal di mën a du maanaam su jullee moom kese mën naa taxaw julli waaye su jullee ci mbooloo mi ci jàkke ji boobaa du mën a taxaw julli ngir ne taxawaay bu yàgg bi la dul man bu boobaa day daal di ràññeeku mu julli moom kese maanaam ngir ne loolu mooy nekk li nga xam ne moom mooy farataam léegi mu des su fekkente ne dafa am benn partie rek bu mu mën maanaam mën julli taxaw maanaam nga xamante ne mën naa julli taxaw rakkaa bu njëkk bi ba ñaareelu rakkaa bi waaye li mu dul mën moom mooy ñeenti rakkaa yépp mu taxaw ko bu boobaa day julli ñaari rakkaa yi nga xamante ne mën na ko te taxaw bu boobaa mu daal di bàyyi yi nga xamante ne mënu ko beneen bi ci des moom mooy tey su fekkente ne dafay war a jël masalan comme ñi nga xamante ne ñooñu la ñuy gis maanaam ñuy faral di jël chaise yi wala banc yi di ci jullee maanaam ñooñu tamit li nga xamante ne moom la ñu mën
mooy taxaw gi bu dee mën nañ ko bu boobaa dañuy daal di julli taxaw ngir ne xelluwul nga mën a jël chaise bi bu benn koñu jàkka ji dox ak moom ba yóbbu ko ci beneen koñu jàkka ji ba pare ñëw ñu kàbbar nga toog loolu maanaam du loo xamante ne lu yenu maanaam li nga xamante ne moom mu lañuy def mooy partie boobu dañuy daal di dangay daal di taxaw julli maanaam li nga mënul kay moom mooy xëy na sujjóot yeeg yooyu nga dul man boo yegsee ci sujjóot gi nga toog daal di junj waaye amma bi nga xamante ne moom wala boog rukoo bi nga dul man nga daal di bu boobaa bu ñu yegsee ci rukoo bi nga toog daal di junj waaye nag amma li nga mën te moom mooy taxaw bu boobaa da ngay daal di taxaw def ko loolu tamit mbir la moo xam ne mu ràññeeku la ngir ne boo ko deful luy sa julli baaxul parce que li nga xamante ne moom mooy ponk yu mu am solo ci julli te moom mooy taxaw gi defoo ko loolu tamit beneen mbir la boo xamante ne bu mat a bàyyi xel la te boo yéegee ak woyof ci diggante bi dangaa war a continuer julli normalement bàyyi fële banc bi maanaam loolu tamit wala chaise bi maanaam loolu tamit beneen mbir la boo xamante ne lu mat a bàyyi xel la naka noonu ki nga xamante ne dafay julli di tëdd bu yëgee ni war naa mën a toog léegi day daal di yëkkati ku toog bu fekkente ne maanaam noonu lay def maanaam noonu tamit la koy tegalee loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy atte bi mu ne wa qaala al Hasan te moom mooy al imam Hasan ibn Abul Hasan al Basri rahimahullahu taala mu ne inshaa su soobee al maridu aji feebar gi salla day daal di julli rakkaatayni ñaari rakka qaa'iman di aji taxaw wa rakkaatayni ak ñaari rakka qaa'idan di aji toog lii nag wax la joo xamante ne imam Hasan al Basri rahimahullah da ko wax ci buntu naafila maanaam wala boog ci buntu farata su fekkente ne nit ki mën na lii ba pare mënul lee comme li ñu doon wax léegi rek maanaam mën na benn partie bi te mënul beneen partie bi loolu wax la joo xamante ne wax yu ko nuru imam ibnu abi shayba solo na ko ak imam at-tirmidhi rahmatullahi alayhima na qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddathana abdullah ibn yusuf te moom mooy at-tinnisi abu muhammad al-kulaa'i rahimahullahu ta'ala al-misri qaala akhbarana malik imaamu daarul hijra malik ibn anas ibn malik abu abdullah al-madani rahimahullah an hisham ibn urwa ibn zubayr ibn al-awwam de tamit abul munzir wala abubakar wala abu abdullah al-madani an abihi muy baayam muy al-imam urwa ibn zubayr ibn al-awwam abu abdullah al-madani an aisha muy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha al-humayra ummu abdullahi al-madaniyya radiyallahu anha annaha qaalat mooy ummul mu'minin di ndey way gëm ni annaha naka moom kat axbarathu moo ko xabaare moom sayyidina urwa radiyallahu anhu annaha ne kat moom lam tara mësta gis rasulallahi ndawal yàlla la sallallahu alayhi wa sallam yusalli muy julli salaatal layli julli guddi gi qaa'idan di aji jekki xatt mukk mësu koo gis mukk mu julli taxaw toog déedéet saa yu koy gis rek daf ko daan gis mu daal di julli lan taxaw hatta ndete asan na mu daal di tàmbalee mage maanaam bi mu tàmbalee mage nag loolu nag la ko daal di tàmbalee gis maanaam te sayyidat Hafsa radiyallahu anha moom ni mu ko nettalee mooy dafa ne ci at bu mujj bi laa ko gis mu def ko maanaam musuma koo gis mu def ko lu dul ci at bu mujj bi foofu nag da ngay gis mu toog di jàng benn saar di ko guddal yu rattilul aayata wal aaya hatta takuna suurata atwala minha maanaam nga gis ne day taris benn aaya di ko répété waat di ko jàngat njàngin bu rafet maanaam di ko répété waat ba nga xamante ne saar boobu mooy gën a gudd saar bu ko woon gënoon a gudd maanaam loolu maanaam ngir te loolu at laataa muy génn àdduna la ko tàmbalee def maanaam matul at laataa muy génn àdduna sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye loolu dañ ciy jàngee ni kon mën naa ne ki nga xamante ne dafa yëg ak diis ci moom maanaam te it dañ ci xamee ni comme li mu wax sayyidna Muaz radiyallahu anhu ne soo jullee taxaw fa in salla qa'iman fa huwa afdal maanaam su jullee taxaw mooy li nga xamante ne moom mooy li gën maanaam mu ne fa kaana nekkoon na yaqra'u doon jàng qa'idan di aji jekki hatta mbete hatta idha arada su nammee an yarkaa ci ruku' qaama ci lay taxawee fa qara'a mu daal di jàng nahwan lu jege min salaasina ci fanweeri aaya aw arba'ina aaya wala boog ñeent fukki aaya maanaam lii mën naa nekk ne kii raawi bi moom moo am sikki sàkka waaye mën na nekk ne sayyidat Aisha radiyallahu anha moom mooy nettali xaal yi nga xamante ne ci la daan gise yenente bi alayhi salaatu wassalaam léeg-léeg mu nekk fanweeri aaya léeg-léeg mu nekk ñeent fukki aaya mën na nekk itam ne daf koo wax ngir wax ne maanaam lu jege wantoo ak loolu rek la
maanaam fanweer jàpp ñeent fukki aaya bu demee ba war a jàng maanaam mu lool mooy lan mooy danaan allahu akbar tàmbali bis fatiha maanaam bu taree fatiha ba tuwaa daalin amin daal di commencé tari li muy tari maanaam naafila guddi gi di tari di tari di tari di tari di tari ba yegg si ba nga xamante ne nag léegi pour mu war a rukkoo war na jege ñeent fukki aaya wala boog fanweeri aaya mu daal di jóg yeggale maanaam taxaw bu ko defee taxawaay bi du ko tax a yàgg noonu maanaam su ko defee ngir ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam da daan taxaw di naafila guddi taxawaay bi da daan yàgg ak nam daan rukkoo ak yu mel noonu da daan yàgg ba nga xamante ne dafa mujjoon tànk yi doon néew yi ay jamono maanaam ngir loolu te loolu nag moom moo bokkut ak maanaam bi mu demee ba mage lu mel noonu mënatu ko woon waaye am na sunu maas gi julli yi lay julli loolu moom amul lenn lu ci laaj di jóg di toog maanaam loolu moom amul lu ko ci laaj mu ne suma topp rek mu daal di rokoo maanaam kon loolu mooy li nga xamante ne noonu la daan doxale moom yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam kon lii tam mat naa bàyyi xel ci buntu bii nii mu am beneen bi kon loolu lii tamit dañ ci jàngee ne maanaam julli gi naafila yenent bi daan def sallallahu alayhi wa sallam da daan tari ay aaya yu bëree bëri maanaam da daan jàng saar yu bëree bëri maanaam waaye daa nekkutoon koo xamante ne maanaam ay xul wallaahu ahad rek lay taree di jullee yooyu daanu ko defee noonu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li nga xamante ne moom mooy téere bi ci tegu nii ci buntu qiyaamul layl lay wax maanaam tahajjud bil layl insha allahu taala danañ am occasion ci gën a gis lu aju ci wàllu mbir moomu xadis bi imaam Buxaari dina ko indiwaat léegi xadis numéro 1119 dana ko indiwaat tamit ci buntu bi ci tegu mooy xadis numéro 1148 imaamu Muslim maanaam ci téere bi ci tegu laa bëgg a wax imaamu Muslim indi na ko xadis numéro 731 ñetti yoon imaam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 953 954 imaam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 374 imaam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 1648 1649 ak 1650 imaam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1226 ak 1227 imaamu Maalik te ci moom la jëlee xadis bii nii riwaaye maam mu ngi ko indi xadis numéro 364 ak 365 imaam Ahmad ibn Hanbal indi na ko moom lu bari dangay gis ne kon xadis bi waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañu ko rahimallahu jamii ma qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddasanaa Abdullahi ibn Yuusuf te mooy al-Tinnisi Abu Muhammad gis nañ ko def waaye qaala axbaranaa Maalik imaamu daaru hijra imaamu Maaliki rahmatullahi alayhi mu ne an Abdullahi ibn Yazid ak wa Abu Nadr muy Abdullahi ibn Yazid al-Qurashi al-Makhzumi rahimahullahu taala di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam mi ngi génn àdduna 148e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne te moom mooy Mawla Omar ibn Ubaydillah wa Abi Nadr voilà wa Abu Nadr te moom mooy Salim ibn Umayyah al-Qurashi at-Taymi rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna 129e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama waa Madinatul Munawwara muy mawla maanaam ci waa Omar ibn Ubaydillah mu ne an Abi Salamata ibn Abdurrahman mu ibn Awf okay di sax di bokk ci fuqaha sab'a ci benn wax ci juróom-ñaareelu fuqaha yi kan mooy juróom-ñaareelu ci fuqaha sab'a rahmatullahi alayhim moom tamit mu gisaatoon ko an Aisha muy ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha moom gis nañ ko ummul mu'minina nday woy gëm ñi radiyallahu anha anna rasulullah naka ndawal yéen neen naka ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na yusalli daan julli jaalisan di aji toog fa yaqra mu daal di jàng woo fekk moom jaalisun mi ngi toog fa ida baqee su desee min qiraatihi ci njàngam naxwun lu jege min salaasiina maanaam ci fanweer aw 40 aaya wala boog ñeent fukki aaya maanaam da ngay gis ne kon sayyidat Aisha radiyallahu anha moom ci boppam moo waxee noonu maanaam ngir ne bi ko maanaam noonu la ñuy découper mbir mi maanaam bi ko maanaam Abu Salamat ibn Abdurrahman ibn Awf
nettale ak bi ko Urwat ibn Zubayr ibn Awwam nettale ñoom ñaar ñëpp ñoo wax même ñoo wax li lañ nettale maanaam ñu gis ne kon moom mooy ki nga xamante ne moom moo waxee noonu fa qaama dafa taxaw fa qara'aha mu daal di koy jàng woo fekk moom qaa'imun muy aji taxaw maanaam kon bu yegsee foofu rek day daal di jóg taxaw yeggal li nga xamante ne moom mooy jàngam summa yarka'u topp mu daal di rokoo summa topp sajada mu daal di sujjóot yaf'alu dafay def loolu jëmmi li mu def noonu daf koy defaat tamit fi rakkaati saaniyati ñaareelu rakkaa bi loolu moom moo tax ñi nga xam ne moom misla zalika kemuk loolee maanaam kemuk loolu lay def loolu moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ëpp ci ñoom maanaam y compris ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci maanaam ñooy mazahibul arbaa ñoom daganal nañ xeetu doxalin boobu maanaam di julli naafila taxaw julli maanaam taxaw toog wala ngay julli toog benn partie nga daal di jóg taxaw wala boog nga taxaw di julli bu dee naafila ba mënatoo maanaam nga daal di wàcc nga daal di toog maanaam nga daal di toog yëggale loolu ñaar yooyu yëpp danañu ko man maanaam loolu moom danañ ko daganal mun a summa topp nag yar kaw mu daal di rukoo maanaam mu daal di su noppee maanaam fa iza qaza su fekkente ne noppi na maanaam pare na salaatahu julleem gi nasara nag mu daal di xool fa in kuntu bu fekkente ne man nekk naa koo xamante ne yaqza aji yeewu la te xaddasa mu daal di waxtaan maa yi ànd ak man maanaam su jullee ba noppi su gisee ni man yeewu na mu commencé waxtaan ak man wa in kuntu bu ma nekkee naa'imatan di aji nelaw tajaa mu daal di tëdd maanaam kon da ngay gis ne loolu tamit maanaam day daal di boole ñaari day julli waaye dana waxtaan waaye dégg nga waaye munu nekk rek di julli rek yor kurus gi tout le temps yor kurus gi tout le temps ak yooyu loolu tamit bokkut ci li nga xamante ne waaye julli gi tamit am na solo maanaam di julli yëpp baax na ci mbir yi waaye maanaam ñaar yëpp baax nañ maanaam mais li bon nag mooy nga passé sa temps yëpp ci di waxtaan loolu baaxul waaye wala passé sa temps yëpp ci di julli loolu baaxul te comme ni nga xam ne dinañ ko gis insha allahu taala ci julli yi ci kitaabu tahajjud insha allah tahajjud bil layli insha allahu taala dinañ gis lu wàll leeral lu gën a leeral ci buntu boobu imam al Bukhari rahimahullah xadis bi gisoon nañu numéro 626 918 nañ ko gisaat 1118 boobu daañu ko gisaat 1123 1140 1160 1161 ak 6310 imam Muslim na ko 731 ñetti yoon ak 736 ak ñaari yoon ak 743 imam Abu Dawud na ko xadis numéro 953 954 1262 1263 1335 1003 ak 1336 imam Tirmidhi na ko 374 418 ak 440 imam An-Nasa'i na ko xadis numéro 685 1640 1649 1650 1651 ak 1762 imam Ibn Maaja na ko xadis numéro 1198 1226 ak 1227 imaamu Malik comme niñ ko gisee 364 365 mooy ñaar yi bii ak bi ñu romb noonu la ko indee comme ni nga xam ne noonu la ko imaam al-Bukhari tamit jëlee ci moom rahimahullah taala jaare ko ci al imaam Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi rahmatullah alayhi ma imaam Ahmad ibn Hanbal lu bare la ko indi kon dañ gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañu xadis bi rahimallahul jamii maanaam nga gis ne fii nii imaam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa jeexale xadis bi maanaam xadis bi mu jeexale maanaam di ci wax ne naafila yi nii lay demee julli gi nii lay demee maanaam muy wax tamit ne maanaam mel ni kuy mbëmbëstalal li nga xamante ne moom mooy téere bi nga xamante ne moom moo ci tegu te moom mooy kitaabu tahajjud bi layli maanaam beneen bi ci des tamit moom mooy dafa jeexale lii ngir mel ni kuy wax ne yi possibilité yi nga xam ne moom la nit ki am pour mën a wàññi julli maanaam ak wala mën a dajale julli wala boog loo xamante ne dañ koo farataaloon ci biir julli mu wàcce ko léegi maanaam nga gis ne julli wax na ci ñiy tukki ni nga xam ne noonu la ñu war a def maanaam ci seen julli yi buñ ko dee wàññi wax na li nga xamante ne moom moo aju ci ñu feebar maanaam nan lañ koy doxale wax na ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a boole julli gi maanaam ak masala yi nga xamante ne ñoom ñoo ci waruloo wax na tamit ki nga xamante ne moom moo amul kattan bu mën a julli maanaam toog gi mu war a toog wala boog possibilité yi nga xamante ne moom lañ ko may yépp mu daal di koy jeexalee ci ne nag loolu yëpp maa ngi koy jeexalee ci ni ko yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daan jeexale maanaam mooy bu daan pare léegi nag mu daal di xool nag léegi ndax day waxtaan ak soxna si wala day tëdd nelaw maanaam nga gis ne dafa bàyyi xel maanaa yi nga xamante ne tamit moom moo ci ànd comme si da doon wax ne man it maa ngi jeexal daal di tëdd maanaam comme si que ni voilà léegi jeex na léegi nag mën na noo
maanaam mooy masala yi yëpp leer na léegi bu la neexee nag léegi nga xoolal maanaam su la neexee su soxla si yow nga waxtaan ak moom bu la neexee mën ngaa tëdd voilà maanaam comme si loolu la lay wax rahimahullahu taala imam alxaafis ibnu xajar rahimahullahu taala mu ne julli yi nga xam ne moom moo nekk ci abwaabu taksir muy kitaabu taksir ak yi nga xam ne maanaam làmboona xadis yi maanaam làmboona moom buntu boobu wala boog téere boobu ak li mu am ci ay xadis yu yëkkatiku maanaam ci juróom fukki xadis ak ñaar maanaam 52 la am yi nga xamante ne ñoom ñooy muallaq yi ci ñoom ñaar ci yii nii am na ci fukk ak juróom benn xadis yi ci des yëpp dañoo nekk yoo xam ne dañoo jokkaloo yi nga xamante ne moom lañ ci baamu ti mu nekk ci ak ci yi weesu moom mooy fanweer ak ñaar 32 lañ ci baamu yeneen yi ci des yëpp dañoo jokku te maanaam fii lañ ko indi am na ci kon 20 yoo xamante ne fii lañ ko indi waaye nag yi nga xamante ne imam muslim rahimahullah dëppoo na ci solo xadis yëpp ba mu des yi nga xamante ne ñun ñi doon nañ ko leeral naan xadis bi imam al buxaari daf ko wéetu wali imam muslim te mooy xadis sayyidina abdullah ibn abbas bi radiyallahu anhu mooy ci ñaata jamono mooy qadru iqamati bi makka ñaata jamono lañ taxawoon lañ nekkoon makka maanaam loolu noonu muy fukki fan yooyu loolu la xadis boobu xadis ak xadis sayyidina jaabir bi radiyallahu anhu ci bi muy nettali ci ne daraan julli yenent bi sallallahu alayhi wasallam julli na ci kaw war waayam waaye jublu feneen fu bokkut ak xibla bi xadis boobu tamit imaam al Buxaari rahimahullah moom moo ko indi imaam Muslim indiwu ko xadis sayyidina Anas bi radiyallahu anhu ci boole bi yenent bi sallallahu alayhi wasallam doon boole diggante timis ak gee loolu tamit indiwu ko xadis sayyidina Imran ibn Husayn bi radiyallahu anhu ci xadis bi nga xam ne mooy julli ki nga xam ne moom mooy ci jekki yooyu tamit indiwu ko yii daal la indiwul yii la indi te imam muslim rahimahullahu taala dëppoo wuteeg moom amma xadis yi nga xamante ne mawquuf la maanaam di ala saxaaba maanaam dañoo yem ci saxaaba yi radiyallahu anhum ak ñi topp ci seen ginnaaw loolu juróom benn kese lañ comme li nga xam ne luñ leen gisee ñoom bu Ataa bi bu Hasan al Basri bi fii Ibnu Abbas boobu sax jokkaloo na an nabi sallallahu alayhi wasallam ainsi maanaam yooyu bëriwuñ maanaam juróom benn rek lañ wallahu aalam kon dañuy gis ne buntu bi imam maanaam wala bu téere bi dañ ciy gis ne maanaam l'islam dañ ciy gis woyof gi nga xam ne moom la woyof et que li nga xamante ne moom la yàlla borom bi subhaanahu wa taala la wax ne yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yàlla dafa namm ci yéen ak woyofal waaye nammul ci yéen ak jafeñam mooy ne dañuy gis ne mbir yi saa yu luñ qaayida bu mag boobu al mashaqqatu tajlibu taysir ak xat-xat dafay bijji day xëcc day attiré li nga xamante ne moom mooy ak yombal ci lislaam lépp loo xamante ne am na ak jafe-jafe rek dangay gis ñu daal di koy indil ak woyofal li nga xamante ne tamit moom la bunt bii di wax buñ ko seetloo ba xool ko dañuy gis ni saa yu amee am na nga bu rëy bu nekk ci tukki ak feebar bu ñu xoolee globalement ak ñi nga xamante ne dañoo amee yeneen i gàtt comme lu mel ne nekk ci tiitaange wala boog ñu noot la ba tax xëy na doo mën a jullee na nga waroon a jullee l'islam tout le temps wutal na la porox ndoll maanaam du la bàyyi mukk nga bañ a am porox ndoll nga bañ a am génn waaj te lii tamit day tegtalee maanaam porox ndoll googu suñ la ko wutalee tamit du neen faw dina am loo ko remplacer te bokk na ci li nga xamante ne moom nga koy remplacer masalan tey bu fekkente ne da nga tukki comme li Yonent bi wax sallallahu alayhi wasallam ne as-safaru qit'atu adab maanaam tukki maanaam ak dogitu mbugal la ngir ne nit ki su tukkee day daal di wéet bu tukkee maanaam day tumuranke bu tukkee day daal di jànkoonteel ak ay mbir yoo xam te ne jànkoonte yooyu yëpp daf ciy gis boromam maanaam loolu la war a def maanaam daf cee war a jàkkaar gis ne boromam subhanahu wa ta'ala da koy feeñoo ci ay anam yoo xamante ne bokkute bi mu dëkkee ni bi mu fi nekkee loolu nag day taxaw maanaam sharia daf koy woyofalal julli gi mais daf koy xiirtal ci muy bàyyi xel loolu yooyu yëpp moo tax nga gis aaya yu bari ci alxuraan afalam yasiru fil ardi tàmbale loolu xanaa ñoom doxuñu ci kaw suuf si xanaa waruñu suuf si ñuy xool yàlla ni mu kéemaane yàlla yi mu bind yàlla maanaam yooyu tamit tukki dafa war a jariñ lool waaye doo tukki rek maanaam ngir di contempler maanaam di seet maanaam rek ngir di bànneexu noonu rek loolu bokkul ci li nga xam ne mooy gis-gisu kuy sóobu ci yoonu yàlla déedéet dafa war di gis tout le temps
njariñ yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk muy gis ay façon nit yu wuute muy gis ay mbir yu wuute muy gis ay ci jamono ji ak ci jaww ji maanaam ci bërëb yi muy gis ay mbir yu wuute maanaam yëpp mu ciy gisee màggaayu boromam subhaanahu wa taala naka noonu ñu wàññilal ko kon julli gi ngir métit gi nga xamante ne xëy na moom moo ci am ak woyofal bi nga xam ne moo ci am mu war a nag profité tamit ci loolu ngir gën a mën a jege boromam subhaanahu wa taala ba pare tukki nekk tamit loo xamante ne condition lay maanaam yoo xamante ne ku ci nekk borom subhaanahu wa taala daf lay woyofalal ak daf lay woyofalal sa ñaan nangu maanaam daf koy yombal ndax tukki dafa bokk ci condition yi nga xamante ne maanaam ci mbir yi nga xam ne day tax ñaan di gaaw a nangu naka noonu feebar te feebar ki seeti ji ki feebar li yenn xadis bi wax comme li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne borom subhanahu wa ta'ala dina wax yawmal qiyaamati yow de diw sàngam sama jaam man mu ne ko yow de sama jaam bi man feebaroon naa si seet si wuma mu ne ko mais naka ngay feebaree te yow yaay borom bindee fi mu ne ko parce que sama jaam diw feebaroon na soo ñëwoon ci moom danga ma fa fekk maanaam ngi gis ne kon ki feebar maanaam borom subhanahu wa ta'ala day feeñee ci moom waaye moom ci jëmmi boppam dafay nekk koo xamante ne condition yi muy nekkee day tax mu nekk mustar maanaam ku loru ku soxla ndimbalal borom subhanahu wa ta'ala koo xamante ne day gis yàlla ci mbir yi loolu tax lu ci ëpp lu nit mën a riiru mën a ponkalu lu mu mën a ngandal su feebaree rek nga gis mu remettre en cause boppam daal di gis ne nit dafa doyadi nga dégg commencé dégg ci yàlla maanaam muy bàyyi xel yàlla nag léegi maanaam ñu ne ko léegi comme que yaa ngi léegi yàlla mi ngi lay feeñoo ci geneen anam gu bokkut ak yi yow léegi julli gi lañ lay wàññilal tuuti conditions yi ñu la koy tegale nga mën a profiter ci ñaar yépp en même temps voilà yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne kon yi tax conditions yi mais beneen bi ci des tamit moom mooy ne bu ñu ñëwee ci julli moo tax xadis bi waxoon nañ ko léegi ki feebar wala mu tukki nga gis ne ñoom ñaar la lëkkale voilà dañ koy defal yoolu ki nga xam ne lam daan def fekk mi ngi wér kon nga gis ne amul dara lu manqué borom subhanahu wa ta'ala moo ne ko rek léegi dañ lay wàññi loolu comme jigéen ji di gis mbërëb rek waaye nag profité ci ngir nga gën a teewlu sa borom subhanahu wa ta'ala profité ci ngir nga gën a jàkkaarloog sa xéewul borom sa màggaayu borom nga gën a apprécier kan mooy sa borom subhanahu wa ta'ala loolu tamit moom mooy exactement li nga xamante ne moom mooy dal ba nga xamante ne am na sax malaaka yoo xamante ne ñu ngi tudd as-safara comme li Alxuraan wax kallaa innahaa tazkira naka la waxate sax faman shaa'a zakara fii suhufin mukarrama marfuu'atin mutahhara mais mu ne ba ay di safara malaaka yooyu nga xam ne ñoom la yàlla di mën a jox alquran ñu nekk malaaka yu laab yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo téye alquran ñi nga xamante ne ñoom ñooy tukki dangay gis ne dañuy nekk ci xaal boobu mais safara plutôt maanaam ay tukkikat lañ maanaam ngir ne dañuy dox diggante yàlla ak mbindeef yi maanaam ci di leen yombalal maanaay alquran yi di leen yombalal maanaam njàngum alquran bi moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne almaahiru fi qiraatihi ma as-safara alkiraami barara yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne ki nga xam ne moom mooy jàng alquran bu baax bu gaaw kooku moom ak safara yooyu ñooy ànd maanaam ambassadeurs yi voilà mooy ambassadeur moo ñëw la moo tax ñuy ambassadeur ne ko sufara ah ñooñu nga xam ne dañoo tedd nekk ñu baax nga gis ne tukki day jox loolu nit tamit voilà maanaam kon mu nekk loo xamante ne kon ba pare as-safar xam nga moo tax as-safaru day tekki maanaam bépp baat ci arab bu am siin ak faa ak raa maanaam mu nekk baat boo xamante ne racine bi siin la ak faa ak raa mooy racine bi ci ordre bu mu ñëwee day tegtale ak leeral moo tax maam ak firi moo tax safara ak fas ak fassara mooy firi leeral ndax ki tukki tamit day daal di amaale xaal yoo xamante ne profito day kiy tukki day mën a profito ci tukki googu ngir mën a xamaate gën a découvrir boppam
à travers ni muy découvrir boppam mu gën a découvrir boroomam à travers tamit ni muy découvrir boppam mu découvrir environnement bi mu nekk mais tamit mu profité ci mën a gis lan moo am ci environnement am te amul ci environnement bi mu mujj ne waaye lan moo am ci environnement bii te amul ci fële mu gis nag naka la borom bi màgge subhaanahu wa taala maanaam muy gisaale màggaay borom bi tamit ci loolu yépp ndax tukki day permettre kon nga découvrir mais tukki day tax nit ki mën a découvrir boppam c'est-à-dire ay jikkoom parce que nit ki ñaare mën na mel nenn ci benn environnement mais bu tukkee rek jikko ji soppeeku bu mel neneen loolu day tax kon ndekki tukki daf koy permettre mu mën a gën a firi boppam maanaam gën a découvrir boppam mu gën a leer waaw kon ñu yam foofu noonu wallaahi alhamdu wal minna wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Alors, la question c'était pour comprendre c'était quoi le dalil des Hanafites et des Hanbalites sur le fait de prier sur l'âne. J'ai pas compris quel était leur dalil par rapport au fait que eux, normalement les Hanafites ils devraient considérer que comme c'est un âne, ça, par exemple par exemple son crachat etc c'est une souillure. Et les Hanbalites comme par rapport à la taille du chat, pour eux ça devrait être. Donc j'ai pas compris le dalil qui. Comment ils expliquent ça que du coup on puisse prier sur l'âne. Non parce que dañuy teqale diggante ñan kii bi tuflit yi ak maanaam ñandaxit yi ak yu mel noonu yooyu dañ ko ciy teqale lu tax parce que dañuy wax ne mashkukun fiihi la maanaam dañ ciy sikki sàkka lu tax ñu ciy sikki sàkka parce que dalil yi justement moo am c'est-à-dire que ñoom dañuy indi exception ci ne comme que maanaam ñun du dañ naan dem àll yi sobe lay doon loolu dinañ ci d'accord lépp lu aju ci mbir yooyu yëpp sobe lay doon sauf que ñoom dañ naan comme que yii yëpp sobe lañ mais am na mbir yoo xamante ne ci moom ñun dañ ciy sikki sàkka lu tax ñu ciy sikki sàkka mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam daf ci doon war maanaam loolu ñoom moom moo leen tuddee mashkukun fii c'est-à-dire que ils sont en doute en fait du ñu àttee ci ne lii la wala lee la parce que yenn preuve yi daf leen di tegtal ne la ne sobe la mais yeneen preuve yi daf leen di tegtal ci ne du sobe. Du coup ce qui. beneen bi ci des tamit moom mooy le fait que bu dee Hanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañuy jàpp ne ñoo Hanafi yi wuute nañ foofu ndax Hanaabila yi rahmatullah alayhim dañuy jàpp ne le fait que mu nekk loo xamante ne mina tawaafiina aleykum aw tawaafaat maanaam dañuy baagante seen biir te muus yi ñun ni ñuy soxlawee nu ñuy yoree xaj yi moo gën a ni ñuy yoree mbaam yi moo gën a bari lu muus yi di nekk ak ñun maanaam loolu moom moo tax ñoom ci buntu boobu tamit ci wàllu mbaam yi ñu woyofal ko tamit maanaam foofu la ñuy foofu boobu tamit la maanaam boobu détail tam la ñuy bàyyi xel baax na. wallaahu a'lam mashkukun maanaam ci shakk la jóge mashkukun fii. La deuxième question c'était est-ce que on peut il y a une priorité entre taqdim et takhir dans l'exemple suivant. Par exemple si Tisbar c'est à midi, on sort à 13h en n'ayant pas du lit Tisbar. Donc on sort pour un voyage, 78 km. La question c'est, dans ce cas-là, pour les Hanafites, la question se pose pas parce que eux ils n'ont pas de bonnet. Voilà. Pour les Malikites, la question se pose pas aussi parce qu'on n'a pas rempli la charte que Tisoubar. Voilà. Donc on n'a pas rempli la charte. Comme ça.
Donc ça se pose pas. Mais maintenant, ma question, c'est pour les Shafi'i et Hanbali. Shafi'ites et Hanbalites. Donc eux, ils ont le choix de faire taqdim ou takhir. Oui. La question, c'est du coup, ils font comme ils veulent. Madame, ils sont pas obligés de prier le tisoubar, de faire taqdim. Ils sont pas obligés ou ils sont obligés dans ce cas précis, par exemple. Non ñoom ci cas de figure boobu loolu li nga xamante ne moom la ñu privilégié mooy taqdim bi lu tax parce que tisbaar daf leen a fekkoon ci kër gi moom da leen a fekkoon ci dëkk bi bu boobaa dañuy def taqdim waaye duñu def taxiir mais nag bu fekkente ne nit ki dafa nekk ci lu war a tax maanaam dafa am ngànt ci diggante bi boo war a mën a tax mu war a mën a def taxiir boo war day yéene ni day def taxiir ngir ngànt gi ko dal ci diggante bi mais su fekkente ne bi muy génn fekk na tisbaar jot wala timis jot na comme ni ko xadis bi waxe xadis Seydina Anas bi radiyallahu anhu fekk timis jot na mu yàkkamti génn bu boobaa day dem ba ci yoon bi mu julli li nga xamante ne moom mooy tisbaar mu julli timis ak gée wala tisbaar ak tàkkusaan mais daf koy def taqdim la koy def waaw da koy def taqdim su fekkente ne nag dafa am ngànt gu ko téye bu boobaa day daal di yéene def taxiir maanaam def li nga xam ne moom mooy jàmmu taxiir wallahu taala. Le seul truc que j'ai pas compris dans ce que tu viens de dire, c'est tu as dit c'est mieux qu'il fasse taqdim. Voilà. Mais le mieux là. Voilà. Pourquoi c'est mieux? Parce que moi je croyais qu'il n'y avait pas de mieux. Si. li tax mu gën mooy le fait que tisbaar fekk ko ci kër gi wala timis gi fekk ko ci kër gi loolu moom moo tax taqdim bi gën te beneen mbir bi ci des tamit moom mooy génn ci wuute gi loolu tamit beneen mbir la maanaam mooy alxuruju min al xilaaf maanaam génn ci wuute yi borom xam-xam yi di wuute ci buntu boobu rahmatullahi alayhim loolu tamit moom mooy li nga xamante ne moom mooy tax mu gën wallahu taala a'lam. Donc l'autre question c'était pour le sujoud. Donc là je passe au chapitre d'avant. Pour le sujoud, quand on est sur une prière à voix basse, Madame Tisbar Takusan, quel est l'avis le plus recevable sur tous les mazhab pour savoir si on fait le sujoud ou pas? su fekkee nag. On est Tisbar Takusan. waaw. L'imam, est-ce qu'il doit faire le sujoud ou pas? Parce qu'il y avait plusieurs. non du ko def déedéet su dee tisbaar ak tàkkusaan du ko def waxoon nañ la ne la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mosu ko def musul jàng tisbaar ak tàkkusaan ba pare di sujuudu tilaawa loolu mosu ko def. Donc aussi dans le chapitre du sujoud, parce qu'on avait dit que l'avis le plus recevable c'était d'aller faire ses ablutions pour sujoud. Donc la question c'est par exemple pour la femme qui a ses règles, ça veut dire que elle rentre pas dans le sujoud, elle est pas. moom du jàng sax. Ouais, mais comme on avait dit que pour le sujoud il y avait celui qui entend, il y avait 3 personnes. waaw selon mazhab bi. Voilà. waaw pour celui qui écoute wala celui qui entend par exemple. waaw kii di dégg waaw non jigéen jooju li gën a dëgër ci moom mooy ne du ko def maanaam du sujjóot comme ngir ne sujjóot bi benn du farata beneen bi ci des moom mooy ne sujjóot gi su fekkee maanaam en tout cas ci sàmm loolu moo gën comme li ñu wax ne al imam al hafiz ibn Abdul Barr rahimahullah ne sujjóot gi ñépp d'accord nañ ci ne day laaj njàpp ba mu des xëy na li mu gis ne Seydina Ousmane radiyallahu anhu moom dafa ne woon jigéen ji am mbërëk bu déggee ñu sujjóot ñuy kii dafay sujjóot maanaam ne Seydina Ousmane radiyallahu anhu loolu la wax ne à part wax ju mel noonu gisu ko ak tamit gisoon nañ ko xam ne Seydina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhu ci buntu boobu noonu wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, la question c'était dans le chapitre de l'imama,
Donc, mooy ci kitaabul azan. oui, Kitab al-Azan. D'accord. Waaw. Donc, l'imam, par rapport au marmoum, est-ce que c'est possible de lister par exemple les cas où la prière de l'imam elle est pas bonne alors que celle du marmoum elle est bonne. Par exemple, si l'imam il fait quelque chose qui lui annule sa prière mais c'était pas intentionnel, est-ce que celle du marmoum elle est automatiquement bonne? Parce que lui il aura fait tous les farata. Non du yàqu. Donc elle est bonne sa prière avec waaw du marmoum. waaw imam jullik imam bi bu yàqoo jullik maamum bi du yàqu maanaam loolu la maanaam jullik imam bi mooy comme li ñu doon wax ker démb rek ci tarixa bi ñoom maanaam nit ki c'est pas parce que dalaa jox werd maanaam këni moom bu dogee yow da ngay dog déedéet te beneen mbir mi sax mooy moom ci boppam mën naa dog ci tarixa bi à cause de yow mi mu jox werd ñàkk respecté gi mu la ñàkk respecté maanaam loolu maanaam imam bi tamit miir la demee maanaam imam bi day boo kiiwee bu julleem yàqoo du tax julli maamum bi yàqu ba mu des fenn ci cas de figure bi nga xamante ne bu julli imam bi yàqoo julli maamum bi day yàqu mooy su fekkente ne imam bi dafa continuer di julli jiite leen ànd ak ne julleem yàqu na ba pare mu leer maanaam masalan tey muy julli ba ci digg bi njàppam toj wala mu fàttaliku ne njàppam dafa tojoon laataa muy tàmbalee julli foofu dafa war a génn ci julli gi ci saasi su génnul ci julli gi ci saasi moom jullit maamum bi day daal di yàqu maanaam mooy lan mooy par exemple mu fàttaliku ne comme mu toll ci rukoo fàttaliku ne hé man de aw ma woon njàpp dama fàtte woon a jàpp wat maanaam ni mu nekkee ci rukoo go noonu lay génnee ci julli gi su yëkkati ko waatee ne sami allahu liman hamidah maamum yi topp ko ci moom rek ñoom ñëpp seen julli yàqu na maanaam beneen étape bi waru cee dem daa war a yem ci étape maanaam ci étape boobu noonu bu boobaa tamit day daal di nekk moom it dans l'obligation leeralal leen ko naam bien sûr su fekkente ne ñoom xamuñu ci dara seen julli du yàqu am seen julli baax na parce que yàlla da leen di àtte ci seen xam-xam ak seen yéene loolu mooy yi nga xamante ne foofu moom jullit imam bi mën naa yàqu ba pare julli maamum bi mboole ci yàqu waaye su dul loolu rek daanaka jullit maamum maam jullit imam du yàq maam yàq jullit imam du yàqu jullit maamum wallahu taala alam. léegi bu fekkee daf leen ko leeral ci ginnaaw waxtu ba waxtu bi génnee. waaw est-ce que ñoom dañuy obligé reprendre wala. dañuy reprendre loolu mooy li ràññeeku mais waaw mooy li ràññeeku voilà maanaam mooy li gën a wóor quoi moo ñu reprendre la voilà wallahu a'lam. Donc s'il perd ses ablutions à son dernier, juste avant le dernier salut final. du sëlmal day jóg dem. wax ne gaa yi sama njàpp daa yàqu gaa yi sëlmal. Attention cas de figure bii mooy bu dee dafa perte njàpp mais su fekkente ne dafa dem ba ci biir yëg ni njàpp amutoon njàpp boobu déedéet boobu julli gi ci ñoom ñaar ñëpp seen julli du baax voilà maanaam ñaari cas de figure yi du benn maanaam su fàttali ko ne amul woon njàpp ñoom ñaar ñëpp seen julli du baax bu fekkente ne dem nañ ba sëlmal ñu doog a xam ne amul woon njàpp bu boobaa seen julli ñoom baax na moom la bosam baaxul voilà maanaam teqantal loolu la voilà c'est-à-dire que voilà c'est-à-dire dama juum sànq maanaam suñuy julli ñu toll ci digg julli gi mu fàttaliku ne amutoon jàpp maanaam ne hé man de awma woon jàpp bu boobaa seen ñaari julli yi ñoom ñëpp baaxul day yàqu bokkul ak su demee ba ci digg bi njàppam teg voilà cas de figure yi ñaari cas de figure yooyu duñ benn voilà
ensuite, l'autre question, c'était pour les... Donc, dans le voyage, par exemple, en Île-de-France, comme on a dit, la distance est 77 km. Mais on peut aller en Île-de-France, par exemple, d'un point A à un point B, ça dépasse 77 km. Du coup, là, le fait de ne pas wani, enfin le fait de ne pas pouvoir wani, c'est lié au fait qu'il y a encore des maisons. Voilà, c'est ça. Dans le hadith qu'on a vu. Voilà. Mais donc parce que man gis naa ko par exemple soo jógee Paris di dem Cergy oui. dina am ay côté yoo xamante ne wala feneen rek dina am côté yoo xam ne day am àll. Voilà day am côté yoo xam ne day am àll loolu bu xësee ba am rek maanaam da ngay daal di mën a wàññi c'est pas parce que da ngeen nekk ci même région bi moo tax doo wàññi déedéet su xësee ba am rek da ngay daal di mën a wàññi voilà. Et Allemagne, on considère que c'est un endroit où il n'y a pas d'habitation. Voilà, il faut que mu leer ne amul benn habitation ci diggante bi et que àll am na réellement. maanaam ci yoon bi nga jaar yow wala ak. déedéet ci yoon bi nga jaar. loolu nag foofu nag ngay gisee ñu préciser foofu ngay gisee li nga xamante ne moom mooy importance su appliquer quand même ci buntu boobu li nga xam ne moom la fuqahaa Maliki yi di wax rahimahumullah mais ci yoon bi rek ngay am droit wàññi mais pas boo demee ba yegg maanaam en cours de route soo génnee habitation yi ci ngay wàññi mais pas boo demee ba yegg c'est-à-dire que tey bu ma jóge woon Paris di dem Cergy mais man parisien la Paris laa dëkk voilà c'est-à-dire que bu may dem ci yoon bi mën naa wàññi bu ma xësee ba génn habitation yi mais bu ma xësee ba yegg Cergy ma bañ a wàññi mooy li gën maanaam foofu sàmmoonteeg li fuqahaa Maliki yi di wax rahimahumullah mooy li gën a sàmm mooy li gën a sàmm même bu fekkente ne moyens yi léegi alhamdulilah yàlla yombal na lépp même bu dee loolu la wàññi muy gën a yomb parce que en fait mi ngi mel ni comme tey bu ma jóge woon Paris di dem Bordeaux yoon bi une heure et demie lay doon mais bu ma demee mën naa wàññi comme problème mais sauf que ci yu mel nii sàmmoon maanaam def li fuqahaa Maliki yi wax rahmatullah moo gën a sàmm maanaam moo gën a sàmm wallahu a'lam. Mais les Malikites, ils ont dit qu'on diminue même dans le voyage. waaw pendant le voyage. Oui. mais boo xësee ba yegg dootoo wàññi. ah non si boole bi laa bëggoon a. Oui, boole. voilà boole bi laa bëggoon a. c'est vrai dama juum waaw comme quoi non dama juum. waaw wax nga dëgg. C'est bon. Voilà. Pour le bolet, c'est juste sur le voyage aller, le voyage retour. Voilà. Pour les Malikites. Voilà. Oui, donc c'est bon. Voilà mais ànd ak loolu maanaam li ma la bëgg a wax rek en quelque sorte moom mooy ak distance yu mel noonu nga xamante ne d'habitude nit ñi noonu la ñuy dundee maanaam bu comme noonu la ñuy dundee surtout parce que yaakaar naa gisoon nañ ko biñ ci tollee te loolu mat a bàyyi xel la mooy ki nga xamante ne day maanaam dafa dëkk ci tukki kooku noonu li gën ci moom mooy mu bañ a wàññi. ki nga xam ne daa dëkk ci tukki voilà mu bañ a wàññi mooy li gën ci moom mooy li gën a sàmm ci moom ngir ne borom xam-xam bi dañoo wuute ci kaawal figure am rahmatullah alayhim yaakaar naa gisoon nañ ko. voilà comme les gens du voyage comme ñooñu voilà non ñooñu sax du cas de figure boobu parce que les gens du voyage ñoom amuñu fu ñu jëm réellement maanaam parce que waxoon nañ la ne la tukki gi pour nga mën a wàññi. il faut que mu nekk tukki boo xam ne damay xam ne fii laa jóge te fee laa jëm waaw maanaam tey bu ñu waroon àdduna bi yëpp exactement mooy cas de figure maanaam bu ñu waroon àdduna bi yëpp te tukkiw te kiiwul loolu kenn du ko compter maanaam te yéene woo voyage kenn du compter li nga xamante ne moom mooy tukki gi voilà comme nomade bi. nga xamante ne moom day jóg rek di dem fu nekk lay dem après lay dem bu demee fii xool kii après jóg dem fee xool après jóg dem fële wut dara wala commerçant bi nga xam ne daa yor caravane am di wër mais amul fu mu jëm réellement maanaam moom amul fu mu jëm réellement day wër rek caravane la yor di wër bu demee ba gis ay attroupement fu nit ñi bëri wala dëkk bu nit ñi bëri mu taxaw gaare jaay bu paree jëlaat demaat
kooku noonu du bokkul ci cas de figure parce que kooku tukkiwul maanaam pour tukki bi mën a am nekk tukki il faut que mu mën a jóge ci point A di dem ci point B maanaam mu leer voilà te vu que ñi dëkk comme Île-de-France ci cas de figure bon nekkuñ ci cas de figure boobu mais ñoom dañuy mel ni ku nekk ci seen biir kër maanaam mel ni ku nekk ci seen biir dëkk quoi voilà jóge naa Cergy dem naa Massy jóge naa Massy dem Orly jóge foofu dem maanaam c'est comme si ñu nekk ci benn dëkk bi voilà même bu fekkente ne cas de voyage cas wu fu ñu mën a wàññeek yooyu yëpp day ni mën na appliqué wu ci ñoom li gën a sàmm mooy bañ koo def ngir ne ni dëkk bi configuré woo la maanaam ni mu mel la quoi loolu moom mooy li gën a sàmm ci ñoom wallahu taala alam donte mën nañ ko mais lii moo gën a sàmm. waaw question bi par rapport mooy exemple bu mu joxe woon ci tisbaar jot midi affaire yi. waaw. dañoo wax ni maanaam mën na def taqdim quoi. waaw mais problème mooy bu fekkee ni moom jot na wala muy kii parce que taqdim te du buñ koy wax mooy ne mën da koy boole. waaw waaw jamono taqdim wax. boole waaw mais moom mënul def taqdim kaa boobu noonu maanaam gënul mu def taqdim bu fekkee ni dafay. waaw gënul non day julli li gën. waaw mooy tisbaar bu jotee. mu julli fekk mi ngi ci biir dëkk bi. mu julli ko doog a génn. mais mën na ko mën na génn ba pare doog ko julli. ba pare bu génnee doog ko julli dafay wàññi julli bi su ko neexee. mais foofu mën na def taqdim maanaam mën na leen boole donte li gën moom mooy mu toog comme ni ñu gis. yenn bi saa waaw iza zaghat ash-shams rakib kii salla zuhra summa rakib bu jant bi jéngee ba pare day julli tisbaar ba pare doog a yéeg doog a war a dem wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin